De vous retrouver. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau mi-journée bi fii ci Walf TV di am mbégte nag saa su nekk di jàkkaarloo ak yéen ngir daal ñu mën a waxtaanee sujet yi nga xam ni mooy sujet actualité bi fii ci sunu réew. tey nag ñi ngi am mbégte di dalal Pierre Ahmed Ba moom anthropologue la mu war a ñëw rek analyser waxtaan ak ñun li nga xam ne mooy actualité bi am fii ci Sénégal ci mbirum Ousmane Sonko ak lépp li ci aju ak itam bu ñu ko temps bi mayee yeneen sujet d'actualité. Pierre Ahmed ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. di la Thierry Edouard waaw maa ngi leen di delloo gërëm di leen sant bu baax a baax gëjoon naa fi trop mais ça me fait vraiment plaisir kontaan naa ci dellu si fi daal. voilà alors Pierre Ahmed actualité bi mooy mbirum Ousmane Sonko ak li ñuy woowee ci presque affaire Sweet Beauty mooy c'est-à-dire que ça doit faire maintenant 10 jours mu nekk coow lu rëy fii ci réew mi Ousmane Sonko nag ñu koy jiñ ñi dafa egg ci ndaw benn jigéen bu xam ni masseuse la te itam ba mu koy def dafa ko menacé woon ak arme. Anthropologue nga analyse boobu naka nga noo koy analyser ci wàllum société sénégalaise ak rapport bi ñu am souvent ak fait yu mel noonu. waaw li ñu koy mën a analyser bëri na damay fàttali ni rek dëkk bi toll na foo xamante ni nii ñaari ay fan yu nekk nga dégg benn ustaas bu ñu jàpp ngir sàkku xale bu ndaw ñoo xam ne seen juróomi at sax matul yàggul dara am na lu ñu fi jugé fii ci tribunal Pikine benn waay bu doon sàkku jarbaatam yoo xamante ne nii tamit ay atam soriwul noonu mais li nga xamante ne nii moo am ci Sénégal ci wàllu boobu dama jàpp ni nga jur sa doom bu jigéen yar ko mu màgg ba toll ni mu war a toll war a sëy toll fu mu war a bëggantee nga jël ko jébbal ko koo xam ni mësu koo gis ñaare xamu ko bëgg ko nga jël ko jox ko sa doom ñu jébbale ko ñu xëy naan jébbale nañ ko dugg na fii pour man loolu dama jàpp ni viol la. loolu ci suñu culture la bokk. dafa bokk ci suñu culture ci wàll boobu ba tax na cas yu mel nii su amee lu ci bëri dañuy jël toor bi dañ naan ku jigéen ki moo tooñ ndax jigéen toll na foo xamante ni nii ci dëkk bi lu ñuy wax mooy day jaay boppam ku jigéen ki day jaay boppam ku jigéen ki baaxul ku jigéen ki dafa bon waaye ñi fi ne di jaay seen bopp ay góor ñooy seeni client wala ñu ne day provoquer góor yi. wala ñu ne day provoquer góor ñi te pourtant mën naa bañ a nekk ndax ñi fi ne di jaay seen bopp ñëpp dañoo am ay client te ay góor ñooy seeni client kon foo tuddee ku jigéen ki rek war ngaa tudd ku góor ki am déet te loolu daf lay wan ni du mbiru Ousmane Sonko wala Adji Sarr rek mbiru société bi yëpp la parce que société bi ku ci nekk am nga ci noo ci réagir te ñi ëpp ci société bi dañoo jàpp ni Adji Sarr waxut dëgg te pourtant ñun dañu ne yàlla dafa ormal jigéen suturaal ko ñun ñu war a suturaal jigéen. est-ce que jigéen moo war a njëkk suturaal boppam. mais jigéen mën na suturaal boppam mais suturaal boppam ba ci lan ba ci suñ la tooñee waroo koo wax parce que question boobu la ñu war a poser. suturaal sa bopp ba suñ la tooñee waroo koo wax dégg naa ñu noy am na ñoo xam ne sax nee nañ ko amul woon ndaw mais loolu yoonu kenn nekku ci loolu problème mu boppam la mais li nga xamante ni moo am mooy kuy jaay boppam sax kenn waru koo siif parce que loolu la yoon wax kuy jaay boppam sax kenn waru koo siif dégg naa benn ustaas bu ne xale bu jigéen bi bu doon ci charia dañ koy dóor téeméeri yar dañ koy caw ndax moom nangu na ni njaaloo na waaye xanaa ay rab la doon njaalool lu tax mu nangu ni moom xale bu jigéen mi nangu na ni njaaloo na te nanguwul ki xale bi jigéen wax ni moom la doon njaalool nanguwul ni njaaloo nañ wax ji yëpp mooy loolu mooy fan la ñu teg jigéen donc man dama jàpp ni problème mu société la nañu xoolaat suñu bopp te ku nekk war na xoolaat boppam ci wàll bii parce que lii dafa di loo xamante ni nii bu fekkee tey am ku mu doon sa doom bu jigéen wala mu doon sa rakk bu jigéen wala mu doon sa tante bu jigéen du la neex. kon mbir ci mbir bi da nga jàpp ni opinion publique bi dafa jeng. opinion publique bi weesu na jeng tey am na ñoo xam ne bu ñu tase woon ak Adji Sarr tër ko loolu mooy dëgg ñii nga xamante ni sax dañuy wax te ànduñoo ak ñi nga xamante ni nii ñoom la ñu accusé sax dañ leen di saaga di leen di menacer
man mii démb rek bi ma nee tey damay ñëw fii pour waxtaan am na ci koo xamante ni nii daf ma wax ay wax yoo xamante ni nii wax yu ñàkk kersa la te pourtant sekkuma kook moom xaw ma ko sax pour lan léegi dañu dem ba nit ñi dañoo ragal a wax pour lan ñu ragal a wax dañoo dem ba installer benn xeetu fitna ba ku àndul ak Ousmane Sonko waroo wax mais mbir mi du ànd ak Ousmane Sonko wala ñàkk a ànd ak Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko mi nga xamante ni nii moom la ñu àndal tey moo leen njëkk ne man dem naa fa moo leen ne dem naa fa te dinaa continuer di dem maasewu ji ndax damaa feebar a ko yëkkati woon d'accord dem na fa d'accord ñun lan la ñu xam dem na fa moo ñu ko wax xale bu jigéen bi nag nee na da koo siif ndax yegg na ci xale bu jigéen bi wala yeggoo ci xale bu jigéen bi loolu leeruñu moom weddi na ko loolu du suñu rôle ba weddi na ko ñu gëm ko Adji Sarr wax na kenn gëmu ko lu tax lan moo tax association yi fi nekk te chaque jour ñu leen daan dégg ñu naan dañuy défendre jigéen ak machin truc la ku ci sañ a wax ñenn ñi ci wax sax ña nga xamante ni nii ñoom lañ ci njëkk a xàmmee ñi nga xamante ni ñoom lañ ci gën a ràññee dañoo ne ñii de xamuñu leen la ñu wax ñun suñu yoon nekku ci te pourtant ñoom ñëpp ay jigéen lañ. donc le silence des associations féminines là ça pose problème. c'est de la peur dañoo ragal. wala prudence. yu mel nii. ragal la wala prudence. yu mel war a toog xaar yoon def liggéeyam. d'accord léegi lan moo tax homme politique yeeg yenn guide religieux yeeg ñenn waaraatekat yeeg. ak ñi nga xamante ni am nañ accès ci médias yi ak yenn journalistes yi lu tax prudent weewuñu noonu. kon da nga jàpp ni de part et d'autre nga far fii war nga far da nga war a toog bàyyi ba yoon def liggéeyam ba pare nga soog a. parce que affaire bi amul far kenn wootewul élection. Sonko kay am na ay nitam. waaw mais du fa affaire bi amul far kenn wootewul élection du voté du politique moo yëkkati ay tànkam dox ba dugg foofu génn fa ñu am luñ ko jiiñ. na dem raxas boppam nit ñi toog seetaan ba xam ndax yoon dina def liggéeyam parce que dégg naa fii ci benn journaliste mu ne gendarme yi kat ñu xarañ lañ te pourtant ñi nga xamante ni ñoo taxawoon di manifester dañ ne woon gendarme yi dañ leen a manipuler affaire bi complot la te ba ñu demee ba yi nga xamante ni génn na ci presse bi audition yu baax la am du yu baax dëgg la am du dëgg loolu beneen question la mais li nga xam ne yor nañ ko liir ko ci presse bi boo xoolee niñ ko doxalee nga xamante ni nii liggéey bu jaar yoon la jàppuñu ni rek kii ñu accusé moo def dañ koo war a sëf déedéet. jàppuñu ni rek kii accusé tamit moo wax dëgg ba tax na dañ koo war a gëm te duñ ko laaj. déedéet mais gendarmerie ak police ñooy àtte. gendarmerie te Sénégalais yu bëri justice buy àtte dañoo wóoluwul justice. c'est ça le débat de fond. Pierre-Edouard justice buy àtte ci lan lay basé ay li muy àtte du ci enquête yi am déet wala justice day ñëw nii rek nga ñëw taxaw rek mu ne la yow waxal déedéet te li ngay def ci enquête yi sax di nga ñëw ba ci justice xool xam li yenu maanaa ak li yenuwul maanaa laaj la leneen. justice mën na def instruction gën a xóotal enquête bi. waaw moom laay wax nii nag mais foofu yëpp dañ faa yeggut xam nga wax ji mooy lan yegguñu fa. Ousmane Sonko woo lañ ko def wuyu jiwul. yoon la mu war a wuyu wala du yoon. dama jàpp ni côté boobu nag dama jàpp ni Ousmane Sonko mën naa am dëgg ci wàll boobu gendarme yi tamit ak parquet bi mën nañoo am dëgg ci wàll boobu li ko indi mooy ni ñu bindee li nga xamante ni moo di immunité parlementaire xam nga nu ñu koy waxee ci wolof mbalaanu kiiraay. ni ñu ko bindee dañ ne député bi. kenn mënu koo topp bu dul dañ koo jàpp. loxo ci poos flagrant délit. waaw flagrant délit boobu nag su ma ko doon toj ci wolof dafay metti trop parce que sama wolof yeggul foofu mais su fekkee député bi ci boppam kenn mënu koo topp waa est-ce que woo nit ki laaj ko ci topp la bokk yaakaaruma ko kon foofu dañoo waroon a leeral mbir mi. parce que su fekkee dañ ne député bi kenn mënu koo topp lu dul loxo ci poos mais lu tax lan moo waral député kenn waru koo mën a topp mooy député dafay représenter askan bi bu demee assemblée nationale lam fay wax dañuy jàpp ni du kàddoom kàddu askan bi la te kàddu askan bi kenn waru ko cee mën a jàpp na muy doxalee assemblée nationale kenn waru ko cee mën a jàpp pour député bi mën a représenter askan bi bu baax ñu ne kon boog nañ am luñ ko sàng loo xamante ni nii dina tax ni doo ragal a
représenter askan bi wax li askan bi xalaat ak li nga xam ne moo soxal askan bi ak li nga xamante ni moo baax ci askan bi. loolu la. faut ñu protéger leen. foog ñu protéger leen ci loolu. mais su fekkee protection boobu nag dafay law ba ci génn assemblée bi génn sa liggéey parce que yow député nga da ngay dem assemblée rek kenn waru laa mën a woo laaj la loolu dafay garaaw trop. waxuñu kenn mënu laa woo laaj la mais dañu ne en cas de flagrant délit. waaw mais li am ni du flagrant délit yow mën ngaa dem doon député dem sàcc kenn jàpp la ñu dem ba ci biir xam nga du flagrant délit ñu teg ci ñetti at yaa ngi doon député ba tey de ñu dem ba gis ni ay preuve wane ni yow yaa nga fa woon bis boobu ñu war la woo laaj la loo fa doon def ak nan nga fa demee woon ñu ne déedéet kii député la kenn mënu koo woo laaj ko loolu est-ce que yenu na maanaa député nit la mën naa doon sàcc dëgg la nit ki viisam rek. li am ni cas bi ni flagrant délit la wala déet ci sa xalaat. ci sama xalaat flagrant délit la. parce que ay avocats Sonko sax wax nañ ko. fi ma ko teg mooy balaa may ñëw fii lundi bi passé invité am na feneen fu ñu ma invité ma ne leen lii flagrant délit la parquet bi bokk mën na ko jàppee flagrant délit ñu ne ma du flagrant délit parce que dañoo jàpp ni flagrant délit mooy loxo ci poche mais mën nañ laa bañ a fekk loxo ci poche ba pare jàpp la pour flagrant délit ndax ndiiraan rek. coow li topp la rek flagrant délit la dégg naa maître El Hadj Diouf mu koy wax te wax na dëgg coow li topp la rek flagrant délit la ba pare ay avocat wam dañoo ne Moustapha Niass na nga jël certificat médical benn certificat médical bi nga xam ni moo am ci mbir mi te ñu joxe ko 24 heures maanaam ci benn fan après bi accusation bi amee loolu rek day wane ni ñoom ci seen bopp day wane ni flagrant délit la donc le fait que Sonko bañ a wuyu ji mooy li avocat yi di tuddee dilatoire jàpp ni bu demee ñu jàpp ko ñu ne ko ah comme député nga waxal immunité parlementaire mais loolu rek c'est pas cohérent gis nga nit bu fekkee da nga nekk di défendre nit da nga war a cohérent du début à la fin waroo wax lii wax lee mais ñoom cohérent wuñu du ci Ousmane Sonko du ci ay avocat wam du ci seen communication par exemple ñii nee nañu ndaw si dañ ko proposé xaalis te ndaw si Ousmane Sonko la défendre li mu wax dafay dédouaner Ousmane Sonko keneen ci ñoom seen chargé de communication toog ci télé bi ne ndaw si ci deal bi la bokk ci ñiy complot la bokk ak li Ousmane Sonko wax. mais kooku wax avocat yi ne woon avocat yi bind ça ne pèse pas devant les juridictions. non parce que yéen non xam nga su fekkee da nga may poser question de droit. question de procédure ñu wax ci procédure su fekkee da nga may poser question de politique. ñu wax ci politique mais su fekkee élément boobu nga bëgg a verser ci dossier bi. waaw su fekkee da nga boole lépp. parce que affaire bi du dossier bi parce que dossier bi fu mu jëm dossier bi dafa commencé gu mbay dem fenn. ki nga xamante ni mooy ndeyu mbind gi. woo nañ ko pour laaj ko demut mu bañ kon ku ci wax ci mbir mi lan ngay wax am naag amul loo ci xam. mais moom dès le départ la ne affaire politique la donc moo tax fu mu ko teg moo tax mu yóbbu gars yi si terrain boobu. fu mu ko teg fu mu teg ni affaire bi politique la dama lay liquidation li mu wax. nee na liquidé nañ Karim Wade liquidé nañ Khalifa Sall moom loolu la ñu bëgg a dem xam nga question boobu sax lu ñu war a leeral la parce que dégg naa ñu bëri ñu naan Sonko chef de l'opposition mais chef de l'opposition ci lan lañ ko teg nee nañu moo arrivé 3e élection te comme Idrissa Seck dem na ci Macky Sall moom mi arrivé kon Sonko mooy chef de l'opposition mais dama yaakaar ni ñuy désigner chef de l'opposition du ci kese ci ay élection parce que li nga xamante ni moo gën a am solo cim réew mooy benn assemblée nationale pencum ndawi réew mi à part parti bi nekk pouvoir parti bi nga xamante ni nii moo fa ëpp ay député kooku dafa war a compter am déet li ci topp mooy communes yi ki nga xamante ni nii moo ëpp conseillers municipaux ci Sénégal à part parti au pouvoir maanaam ci instance de décision à la base yi gérer collectivités locales yi ñi nga xamante ni ñoo fa ëpp ay nit tey boo leen jëlee génn leen fële ne Sonko mooy chef de l'opposition ñooñu lu ñuy représenter dans la vie active dans la vie administrative du Sénégal. xam nga chef de l'opposition élection présidentielle moo mujjee am donc c'est normal. ñu jëlee ko comme référence non. d'accord ku jël deuxième. Idrissa Seck moom dem na nekk Mburok Sow. ah nekkul Mburok Sow de dafa tas partem ci biir APR. est-ce que dafa tas partem ci biir APR Idrissa Seck mënatul incarner l'opposition. déedéet dañuy waxtaan xam nga man j'aime bien bu ñuy waxtaan du point de vue technique. pas ku nekk ak li la neex ak li nga xalaat
dama ne Idrissa Seck ndax dafa tas partem ci biir APR ba tax na moom bi mu arrivé deuxième aux élections moom warta nekk chef de l'opposition parce que mi ngi liggéey ak Macky Sall. xel mën naa nangu loolu. Abdoulaye Wade bëgg nekk président institution bëgg nekk chef de l'opposition. mën na nekk. ah bon waaw parce que dialogue la ñu waxuñu unité de dañu ne dialogue national ñoom ñoo wuy ji woon ca dialogue ba Omar Sarr wuy ji na ci dialogue ba. mi ngi ci gouvernement bi. am ay membres ci mais gouvernement est-ce que le fait que nga nekk ci gouvernement nekk opposant ma ne est-ce que le fait que nga nekk gouvernement dina la tere dem élection contre le président bu 2024 jotee wala bu 2023 jotee. Abdoulaye Wade Pierre yaa doon wax gaa dañ cohérent yow tamit yaa war a cohérent ci sujet bi. je suis très cohérent. Je te dis que Sonko n'est pas le chef de l'opposition et je le dis en français. Parce que ni ses résultats à l'Assemblée nationale, ni dans les communes, ni dans sa position au niveau électoral ne lui permettent d'être le chef de l'opposition. Am na ñu ko ëpp ay voix. Qu'est-ce qui lui permet d'être le chef de l'opposition? Parce que yaa ngi taxaw yaa ngi saaga yaa ngi yuuxu yaa ngi taal yaa ngi lakk bis bu nekk nga jóg taxaw yuuxu di affirmer wu de jour en jour. di affirmer wu de jour en jour moo lay permettre parce que tu occupes le débat politique, tu es le chef de l'opposition. Ouais. Élever le niveau débat. Mais yow loolu soo ko accepté sax je trouve ça très simpliste. Parce que ce n'est basé sur aucun fait, sur aucune statistique, sur rien du tout. léegi tamit fan la ñu basé que ni bu chef opposition bi mooy opposition parlementaire bi. Non, je n'ai jamais dit dama ne. xam nga man je procède par questionnement. dama ni ñi nga xamante ni nii ñoo fi ëpp ay conseillers municipaux ñi nga xamante ni nii ñoo fi ëpp ay députés ak ki nga xamante ni nii ci jël ndaare moo ci jël pay am benn député kan moo ci war a nekk chef de l'opposition loolu laa la laaj. Qui est assez représentatif d'une majorité d'opinion au Sénégal à part le pouvoir. waaw mais xam nga exprimer nag laa wax. est-ce que baromètre législatif non war a jël wala élection présidentielle xam ne mooy mujjee mooy élection yi mujjee am. exprimer laa wax exprimer tu ne peux pas parce que gis nga une élection présidentielle ça n'a rien à voir avec une élection locale. Élection locale pour man moo ëpp valeur élection présidentielle parce que ñu dëkk ca gox ba ñooy xool ca gox ba ñu nekk ca gox ba bëgg leen a jiite kan lañ ci gën a wóolu. local nawet tey boo demee ngaay waa ngaay kay nekk président dafa sori ci ñoom mais ki nga xam ni mooy gérer di yeewoog ñoom di fanaanoog ñoom ñu xam ko xam ay maamam xam ay ndijaayam xam ay tantam ay umpaañam xam jikkoom. waaw mais léegi nawetaan su fekkee nawetaan électoral mooy local. su fekkee da nga taxaw non moom nga bëgg comparer ak compétition nationale. waaw mais moo ëpp valeur fuuf yow boo ko jëlee sax ci championnat bi ñiy seetaan ni nawetaan dañuy seetaan première division yow sa exemple bi baaxul. ah bon ñiy seetaan ni nawetaan gis nga nawetaan ni mu xumbee. waaw ak ni mu jaralee nit ñi ñu rayante la bokkul ak bi nga xam ne c'est national. waaw léegi. lu tax bi national bi bu fekkee moo gën a important amul nit li ma bëgg a wax foofu xam nga bu ñu yàq débat bi li ma bëgg a wax foofu Pierre-Edouard mooy dafa am ay critères yoo xam ne dañ ko war a teg te tegaguñ ko pour déterminer kan mooy chef de l'opposition dafa yomb trop nga xëy tey ne tu es chef de l'opposition wala nit ñi xëy tey attribuer le chef de l'opposition exactement comme ce qu'on a fait sur l'affaire Diary Sow la meilleure même France 24 a dit ça la meilleure élève du Sénégal disparue elle l'a été des années auparavant bien entendu parmi ceux qui ont compéti. Et and then what? Cela veut dire que pendant tout ce temps-là, on n'a pas eu d'autres meilleurs élèves. Pourquoi on n'aurait pas pu dire celle qui fut meilleure élève du Sénégal? Kaka nekkoon ñaari at auparavant. Non, la meilleure élève, il faut que vous fassiez attention, surtout les journalistes, dans votre traitement de l'information, parce que dafa am impact. Li ngeen di def dafa am impact. Vous avez accès au médium. Presse bi ñoom ñoo def de Sonko le leader de l'opposition. Non, je n'ai pas dit que presse bi moo def de Sonko le leader de l'opposition. Mais vous avez manqué de vigilance en reprenant in extenso li nga xamante ni moom lañ leen di jox dans le traitement de l'information. Je pense que vous devez vous poser ces questions-là. te déjà affaire leader de l'opposition Sonko l'a écarté bu yàgg ndax nee na moom loolu mosu kaa intéressé. soit waaw voilà. soit moom loolu taxu kaa jóg moom. man débat boobu du ma ci dugg. peut-être palais moo ko yëkkati. débat boobu léegi histoire bii nii dossier bii ñu koy accuser yaakaar nga ni mën na see génn indemne que ñu condamné ko wala boog ñu bañ ko condamné yëpp est-ce que dina si génn indemne si sa xalaat. non man yaakaar naa ne mën na ci génn am lu ëpp li mu am léegi nii su fekkee dañ kaa tuumaal te deful dara
parce que coow li fi mu yegg nii tey bu dee dañoo tuumaal Ousmane Sonko te Ousmane Sonko deful dara bu ci génnee rek jàkkaarloog Macky Sall day daanu. loolu nga gis. lu leer mais su fekkee ni nag am na dara loo xamante ne nii mën nañ ko ci reprocher kon ñoom lii ñuy def ni yëpp nañ ne tekk di seetaan parce que sinon dañuy enfoncer Ousmane Sonko parce que seen wax jii ñuy wax nii rek baaxul. parce que su dee dañu ne xale bu jigéen bi day jaay boppam maanaam cagal la nañ ci jaar te wax ko parce que noonu lañ ko waxee que Ousmane Sonko jomb na xale boobu kon Ousmane Sonko ci boppam waroon na jombale boppam xale boobu ba xale bi di ko tiim di ko maase xam nga kon wax jooju dafa dëng. déedéet baaxul ci Ousmane Sonko da ngay choisir ki lay faj. Pierre Edouard mbirum feebar beeg li ma mën a wax mooy li nga xam ni moom la ñu xam nga mooy lan. ndax xale bi laal na Ousmane Sonko maanaam yegg na ci yaramu Ousmane Sonkoom déet. waaw loolu dafa aay. xam nga aayul du crime moom laa lay wax ni moo tax ma ne la ñoom ñiy wax xale bi caga la nañu noppi. parce que mooy maanaam ñoom seen leader caga maase na ko parce que ñoo ko wax moo tax ma ne la ñoom seen communication sax baaxut parce que loolu la ñu wax xam nga wax da nga koy dégg analyser ko dama bëgg ñoom su fekkee. Ousmane Sonko ci boppam leer na ko ne liñ koy tuumaal defu ko na leen ne nañ noppi buñ fi jéem a indi un combat politique parce que nul n'est dupe kenn doful. terrain boobu moom la woo gars yi. terrain boobu la woo gars yi affaire justice du affaire dara affaire politique la. waaw d'accord Macky Sall moom bëgg liquider. d'accord stratégie boobu est-ce que mën na nekk stratégie payante. mais payé na payé na la preuve. puis gis nga fii ni ñuy defee politique moo tax ma ne la c'est une question de société Ousmane Sonko. homme politique yii ñëw di ko soutenir tey ñoo bokk li ñu bëgg dañuy ndawtalante rek. xewle naa nga dem boo xewlee damay ñëw. soutien de principe dafa am. waaw moom laa la expliquer. ñoo bokk li ñu bëgg. te bu moytuwul dinañ ko sànq. jaar ci kawam def ko escalier yegg fa ñu jëm. kon li ñu koy témoigner nii de leur soutien et tout ça. c'est pas sincère sax na def attention man loolu laa la mën a wax te mënoon naa ko bañ a wax sax ndax bokkuma ci moom. ak sotti Ablaye Wade bi nag. soutien la comme ni ñu ko waxee wala bokk am na volonté gën ko enfoncer ndax de bu ne dafa naïf. dafa def ay erreur te ku ko ëpp doole la ko sekkal et tout ça. Ablaye Wade waxi mag la wax. gis nga Pierre Edouard man tey ku ma bëggoon a piéger ci sàngara doo ma jàpp xam nga lu tax parce que du ma naan sàngara ka lay piéger da lay piéger ca la ngay def. ci say habitude Ablaye Wade loolu la wax il a été piégé par quelqu'un qui connaît ses faiblesses mais faiblesse boobu mën na bañ a nekk une faiblesse sexuelle comme nit ñi koy li ma dégg ñu koy analyser di foog ni c'est une faiblesse sexuelle déedéet faiblesse boobu mooy que ni am na loo xamante ni nii yaa ngi koy def yow Ousmane Sonko te jàppee woo ko dara fekk mën nañ cee jaar yàq la loolu mooy naïf maanaam naïveté xelam dafa ñaawut dafa waroon ñaaw njot dafa waroon a ñaaw njort te Olof Njaay nee na ñaaw njort baax na ci nit de waaw man daal loolu laa mën a wax. mais est-ce que genre remarque yooyu Ablaye Wade def si woon na ci contexte bii nii. xam nga Ablaye Wade dafa def communication waxi mag la wax. dafa ne man d'accord ma pour ñu lever immunité parlementaire mais moom la mujjee. waaw Sonko est tombé dans un piège Sonko ko njëkk a wax du Ablaye Wade de. c'est un piège complot mooy lan. complot mooy ñu dañ may fexel. waaw fexel bu ñu lay fexel bu ñu la complot ba pare lu ñu lay tegal du piège. ñoom ñoo ko njëkk a wax complot la mais complot bi mooy lan Pierre Edouard complot moo la yëkkati sa kër dugal la sa oto nga bàyyi ba ñëpp tëdd nga dugg sa oto génn sa kër dem fa nga war a dem tëdd fa ñu maase la nga jóg duggaat sa oto ñibbi sa kër. mais nee na daal loolu mooy complot moo xam li mu doon yëg ci yaramam. waaw d'accord mais léegi complot bi fu mu commencé. ba kenn amatul droit nga sentir sa yaram loo xam ne metti na nga ne da ngay dem faju ji loolu kenn amu si droit léegi. déggoo li ma la wax loolu du crime. d'accord naa ci dama ne complot bi fu mu commencé pour yow. ci lañ ko tuumal ne dafa egg ci tuuma bi waaw d'accord moo tax Ablaye Wade ne on a exploité ses faiblesses. mooy maanaam jóge na këram dem fa bu fa demul woon kenn du ko tuumaal am déet. bu Sonko taxawoon ne musuma faa teg sama tànk bu boobaa kon ngay xam ni Sénégal bëri na ay patriotes. billaahi wal kitaabi. bu wax loolu yow di nga ko soutenir. bu baax
bu ne woon musuma faa teg sama tànk mais teg naa fa sama tànk. loolu du délit. du délit de mais sëgam yegg nga fa rek la fa xew kenn mënu koo xam yàlla rek ko xam ak ña fa nekkoon kese man loolu laa jàpp bu ne woon musuma faa teg sama tànk wax ji du yegg si fii mais li Ablaye Wade wax kon mooy exactement li Sonko wax ku ko analyser neneen da ngaa déggul tubaab. léegi coow li nag mooy test ADN bi est-ce que yaakaar nga ni fa lañ mën nañ fa di war a dem pour dëgg bi gën a leer. non test ADN moom xam nga boo demee bay def test ADN dafay fekk nga am loo ko mën a saytoo.